jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te ñu am yéen faram fàcce ko juróom-ñetti explication yu muy tëdd boole ko fay am ndàmpaay bu toll ci ñaar fukki junni ci suñu koppar loolu moo di dogalu àtte bi tukkee ci àttekat yi jëm ci Barthélémy Dias maître El Hadji Diouf doon kenn ci wokkaay yi koy layil ne dañuy def appel ndax Barthélémy Dias place am du kaso waaye ci mairie bu Mermoz Sacré-Cœur la ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi ba tey ci wàllu xibaar gannaaw Fatick beneen accident am na suba tey jile ci ay waxtu 5 heures du matin ay ca Tambacounda benn bus bu yaboon ay doomi adama fes dell moom la pneu ya toj mu daw sa njaafu kon benn bus bu doon dawee ci beneen sens ba bilan bi nag diis na ndax lu ci toll ak juróomi doomu adama ñoo jot ñàkk seen bakkan ci saa si ci biir xibaar tam daa ngeen ciy dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi bu amee ñu kontaanul benn yoon ci seen maire Moustapha Diop ñoom ñoo di askan wa dëkkee ci quartier yi muy Medina Salam Nimzat ak Montagne fukki at yàlla ñu ngi toog di xaar ñu jox leen seen i kër gannaaw ba ñu fayee seen i frais de bornage ba noppi waaye dara muñ nañoo muñ ba fi mu toll nii dañoo xàdd ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi ajibo daahilaahi wooteeb Seydina Limaamu Laay Al Mahdi ñu ngi ko wéyal démbul la ñu ko door tey ji ci ngoon ci lañ koy fas yéene tëj fële ci diwaanu Yoff kon mbokki li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. Bismillah ci xibaar yi dañu koy tàmbaleek wàllu yoon juróom-benn ati kaso yu muy tëdd boole ko fay am ndàmpaay bu toll ci ñaar fukki junni ci sunuy koppar loolu yi moo di dogalu àtte bi tukkee ci àttekat yi jëm ci kii di Barthélémy Dias nañu fàttali ni la ñu koy toppee bokk na ci yëkkati ay kàddu yu tegginuwul teg ko ci ndodd yi magistrat yi ak woon nit ñi ñu wàcc ci mbedd bi yëngal gannaaw ba ñu tege loxo Khalifa Ababacar Sall tribunalu Ndakaaru Issa Tine lañ fa yebaloon. daanaka dañu ko door rek salle bi fees dell attekat yi bi ñu ñëwee ci boori fukki waxtu ci suba dogal bi rot Barthélémy Dias ñu tëj ko juróom-benn weeru kaso yoo xam ne da koy tëdd boole ceeg mu war a fay ñaar fukki junni ndàmpaay maire bu Mermoz Sacré-Cœur ñu tëj ko ci wàllum sàllawlu ay attekat woote ngir ñu amal doxu ñaxtu ci mbedd yi ba ci sax yëkkati ay kàddu yu ñaaw teg ko ci ab dogal boo xam ne waaye yoon ñoo ko fësal ay jege ñaaleem xarit ba ci ñam bokkal parti socialiste des valeurs bu Khalifa Ababacar Sall ñoom ñëpp daal di ñëwoon teew ngir fekke si dogal bi comme niñ ko doon defee ci àtteeb député maire bu Ndakaaru ñoom nag ñuy xamle ne yaakaar bu tas lañ ci àndal ba noppi ñu jël lépp xëpp ko ci kaw Macky Sall moo ne day Barthélémy Dias mu mel ni àtte bi daanaka yëgalu ko yaramam fi mu taxaw jógew fii boole ceeg dal gu mat sëkk la àndal niki juróom-benni fan ci weeru avril bi ñu ko doon àttee mu taxaw ci kanam Yaxya Kayta muy xamle ne tëj gi ñu tëj Khalifa Ababacar Sall moo ko metti lool moom sax ci ay kàddoom mu si wax ne moom sax muy wax ne damaa jëfandikoo rek ay kàddu te kàddu yooyu la ma jëfandikoo bépp kat boo xam ne jàpp nga ne li ngay def jaar na ci yoon yàpp waroo cee gis sa bopp kon képp ku ci gis boppam rek dafa fekk ne li ngay jëf jaarul ci yoon te nag kàddu yooyu le muy taw mbaa muy naaj dama koy nangu ne maa ko wax bii nag mooy ñaareelu yoon ñuy tëj Barthélémy Dias ci sàllalu ay attekat bu njëkk bi mi ngi nekkoon niki fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2021 mu di 2006 àllarba yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum 2021 mu di 2011 ñu daal di koy jàppoon itam dugal ko ci biir kaso gi doon ko tuumaal ci Fatou Ndiaga Diouf ma ñu rayoon ca maire bu Mermoz Sacré-Cœur procureur nag attekat bi mu jëw ko topp ndaxte moom ñaari atu kaso la doon sàkku ñu daan ko maire bu Mermoz Sacré-Cœur ci fàttali Barthélémy Dias ñi ngi ko jàppoon niki fanweeri fan ci weeru mars at mi ñu nekk jële ji ko ca buntu Dakar Actu ga nga xam ne fa la doon amalee ab émission ginnaaw bu mu ca noppee ñu daal di koy jàpp yóbbu ko ca caserne Samba Diéry Diallo ñetti fan lañ ci teg ñu daal di koy yóbbu ca kaso Rebeuss mu war faa fekki député maire bu Dakar Khalifa Sall. jaajëf Issa Tine ñu ngi lay sant di la gërëm kon juróom benn weeri kaso yu muy tëdd moom boole kook fay am ndàmpaay bu toll si ñaar fukki junni ci suñuy koppar loolu yi moo di dogal àtte bi tukkee ci àttekat yi jëm ci kii di Barthélémy Dias maître El Hadji Diouf doon kenn ci wokkaay yu koy layil ni dañuy def appel ndax Barthélémy Dias place am du kaso waaye ca mairie Mermoz Sacré-Cœur la maître El Hadji Diouf ñu teewlu ko ci micro Issa Tine am lu ma métti lool ndax Barthélémy du bandi du rekkati nit du saay du jàkkati drogue du sàcc du escroc place am mooy mairie Mermoz Sacré-Cœur pour jàppale population yi dimbale leen waaye jàpp ko tëj ko ndax la ndaw wax na dara wax ñu di ci tëj nit loolu xeewi na France Amérique wax du ci tëj nit lu leen naa koy wax kenn du la tëj parce que Assane Diouf lu ko neex wax Amérique kenn du ko tëj Sénégal dafa tardé loo wax ñu ne la waroo koo wax mais ba kañ la ñuy nekk démocratie
boo tax dañuy def appel yaakaar naa ne cour d'appel dina dindi liñ fi teg bàyyi Barthélémy mu ñibbi këram ndax place am de prison dafa am valeur moo tax ñu tànn ko tànneef la mooy maire élu dañ ko tànn ci mbooloo bu bëri kon kooku place am de prison waay mais waaw ko di piib rek yu rëq sa ndigg loolu fu ma xëy réew bi laaju loolu réew bi dafa laaj comme ni ko Abdou Diouf waxee woon jàkk jàngi nii ko bëgg a nodd demal nodd comme neex demal wax waaye ku fi wax nga dee boo waxul lu neex buur rek ñu rëq sa ndigg la kañ waaye li metti na di du ci wax mu wax lu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci maître El Hadji Diouf Thierno Bocoum mi defoon déplacement ñëw fekkee si ndaje mi ne Barthélémy Dias waxu fii wala mu def fi lu jar ñu koy tëj kaso même boo génnoon ci mbedd mi di doxantu daja xale bu tuuti laaj ko ndax sunu justice bi moom na boppam la mu lay tontu moo di déet Thierno Bocoum ñu teewlu ko ba tey ci micro Issa Tine. du ne da ngay casser thermomètre mooy mesurer température c'est pas parce que da nga ko toj que température ba du yéeg mbirum justice du waxu Barthélémy Dias wala waxu keneen moo indi problème mu mbirum justice problème la boo xamante ne yàgg nañ ko wax depuis 2012 avant même président Macky Sall di nekk président moom si boppam à travers assises nationales yu mu signé CNRI yu mu teg problème mu indépendance de la justice wax nañ ko tey acteurs yi si boppam de la justice ñoo wax problème mu indépendance justice ak les acteurs si boppam gis ngeen dégg ngeen le juge Amadou Deme dégg ngeen l'union des magistrats ñu wax problème mu indépendance justice donc tey c'est pas parce que Barthélémy Dias wax na dara que de voilà on va en profiter pour ne léegi nañ ko sanctionner non problème mu justice c'est un problème de fond te dama jàpp ne réew bu mel ni Sénégal samay problème yu mel nii dañ ko war a régler dañ ko war a xool en profondeur parce que justice bu crédible bu am doole moom mooy assurer population yi benn sérénité tey jii képp kuy sénégalais xam nga ne y a un problème ci justice bi wax nañ ko waxaat ko instrumentalisation de la justice utilisation de la justice pour régler ay comptes politiques loolu yàgg nañ ko wax donc gëm nañ ne c'est un fait boo xamante ne dara mënu koo dindi. kon mu ngoog lu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kon ci kii di Thierno Bocoum kon mbokk yi dogal baa ngoog Barthélémy Dias tëj nañ ko juróom benn weeri kaso yu muy tëdd boole koog fayloo ko am ndàmpaay bu toll si ñaar fukki junni ci suñu koppar wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi gannaaw Fatick beneen accident am na ci suba tey jëlee ci kaw ci ay booru 5 heures ci guddi fële nga xam moo di ca Tambacounda benn bus bu yaboon ay doomi aadama fes del moom la pneu yo toj mu daal di utali wala daal di sa njàpp kon beneen bus boo xam ne mu nga jege woon ci beneen sens ba bilan bi nag diis na ndax lu ci toll ak juróomi doomu aadama ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan ñett ñi ay jigéen lañu lu jëm ci xibaar bi dañ ci jël sax incha allah rabbi ak suñu naataango bii di Alassane Diallo. bu amee ñu kontaanul benn yoon ci seen maire Moustapha Diop ñoom ñoo di askan woo dëkkee ci quartier yi muy Médina Salam Nimzat ak Montagne fukki at yàllaa ngi nii ñu ngi toog di xaar ñu jox leen seen i kër gannaaw ba ñuy fayee seen i frais de bornage bu noppi waaye dara xaar nañoo xaar ba fi mu toll nii dañoo xaddi loolu yi moo tax ñu amal ab ndaje di sàkku ci kilifa ñu jox leen seen i kër dañuy dem ca Louga fekk fa Omar Kayre. coowul suuf fii ci commune bu Louga bés bu nekk muy gën a yokk bii yoon ñi dëkke ci quartier Médina Salam ñoo génn di laaj seen ay parcelles gannaaw ba ñu fayee seen ay attestation provisoire d'attribution ñenn ñi sax tàmbali woon fay seen frais de bornage waaye boobu ba léegi ñoom ñu ne ñuy tëw a jot seen titre de propriété. nañu jox suñu kër yi mbalit yaa ngi ni bari ba dee fay nañu suñuy borne depuis booba léegi li ci nekk 10 ans ñu ngi fay booba ba léegi mënuñu jot suñu kër muy la ñu naan tey ëllëg suba ngoon ba kañ ca Aminata Mbengue ba fii ñu toll dara di wax lii def nañu ko ba te jox ñu suñu kër yi. yaa ngi nii fay nañ lépp borno yi quittance yaa ngi nii fay nañ lépp numéro yeeg lépp a ngi nii dañoo bëgg nag yow Moustapha Diop yaa ngi ñuy dégg léegi nag xamul luñ bëgg nga jox ñu suñuy kër. Nimzat Montagne Nord nekk beneen quartier waaye mel ni jafe-jafe yi benn la ndax fii ay at a ngi nii ba tey mënuñoo def lotissement yi ki ñu ko xamal di Thierno Diouf. Depuis des années, le lotissement ne s'est pas encore fait. Il y a des gens qui sont là depuis. ay at a ngi nii ba léegi lotissement yi defaguñu ko am na ñu juddoo fii yor fi njaboot ba léegi mënuñoo am fu ñu dëkk ndax lotissé wuñu ñoo ngi woo état bu Sénégal ñu def lotissement yi bu ko defee nit ñi mën a dëkk ñu mën a am ndox ak yoon bu jaar fii. puisse avoir aussi de l'eau pour que aussi la route puisse passer ici. comme ci quartier Médina Salam ak Nimzat Montagne Nord coowul suuf nga koy dégg tamit ci quartier bu mel ni Kër Serigne Bara ak fu mel ni Madina Garage lii di wane rek coowul suuf fii ci commune bu Louga sori na sax jeex Omar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu wax ci wàllu parrainage di projet de loi boobee nga xam ne ni njiital réew Macky Sall bëgg na koy watalu ni ki fukki fan ak juróom-ñeent ci weer avril bi ñu nekk fële ca assemblée nationale. Amadou Mbéri Sylla mi njiital conseil départemental bu Louga nekki député samp ndëndam fas yéene dugg opposition bi xamal leen ne bésu 19 avril dina bokk ci député yi nga xam ne ni ñoom ñooy njëkk a wote bi li loi
ci ab ndaje sax mu yaatu mu amal moom député mi xam ne ma ngay artu kon opposition bi di leen xamal ne 23 juin moom benn la fi woon dootul ñaar ñu déglu Amadou Mbéri Sylla ci micro Omar Kayre. wax ni ñii di coow tey ci élection législative yi ñoom ñoo jógoon ni liste yi dafa bari président xalaat ci loolu ni xaaral kon ma waxtaan ak ñi ma war a waxtaan du benn du ñaar président woo na leen ñëw leen ngeen indi seen xalaat ñu lànk du benn du ñaar woo na leen ñëw leen ñu waxtaan bu ma xalaatee lii ngeen xalaat lii wuy jiwuñu xalaatuñu te ko xalaat ñun di fi am mani li ñu wax du dëgg mani jeudi man en tant que député en tant que président des commissions à l'Assemblée nationale man maa koy jëkk a voté sama loxo ca kaw réew mi réew le droit la oto yi dañu war a doxi seen i soxla nit ñi dañoo war a doxi seen i soxla képp koo xamante ne nee nga da ngay entraver loolu man si sama kaw ngay jaar ba pare soog a jaar fa fenn fooy jaar. leader yooyu woote laa ni nañu fexe bu ñu ñëw nañu indaale seen njaboot bu ñu jël doomi jàmbur yi naan leen dem leen xeexi ni seen i doom dem leen tëdd. lànk leen bu leen ko nangu laa wax su fekkee dañu bëgg ku leen xeexal su fekkente ne dañu bëgg ku leen xeexal nañu ànd ak seen njaboot ñu jàpp seen loxo ñu dem te dama bëgg ñu xam ni contexte bi amoon naan le 23 juin dafa amatul ndax 23 juin kenn mënoon am courant nit ñi ñoo génnal seen bopp parce que courant amul woon xuye kamaj foo romb ci ndakaaru groupe yi rek ngay dégg loolu jeex na ci Sénégal ku bëgg ku leen xeexal nag nañ ko uti. mu wax loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Amadou Mbéri Sylla mi député maire mi député nekk jiital conseil départemental bu diwaanu Louga. askan wu dëkkee ca Ngolum ngir ñi fa xamul ab gox la boo xam ne nii ma nga nekkee fële ca diwaanu Guinguinéo ña ngay yëglu dañoo booloo ñoom ñëpp wàcc ci mbedd mi di ñaawlu jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la ñuy dëkk di dund ci seen gox boobule ndax bu dee courant amuñu ndox yoon moom na ma rey dañuy dem ca Guinguinéo fekk fa Alassane Ba. askan wa dëkkee ca Ngolum bokk ci département bu Guinguinéo laxasaayoo ay morso yu xonq cur ngir fësal seen mer ndax bëri ay jafe-jafe yu ñuy jànk wanteel benn dëkk ñu xaajale ko ñett loolu bokk na ci lu tee dëkk bi di sukkandiku suñu sukkandikoo ci seen i kàddu. ñetti chef de village yi nañ fi dañu def ko fa mën a doy waxuma ko ci suma coobare de dañ koo bind fii ku mën a jàng na nga liir fii du suma coobare ma koy wax ñoom ñoo ko bind ma wax ko ñetti chef de village ñu ngi ba suñu doom yi bu ñu ut kay sax dañuy son ndax Ngolum maag Ngolum Ndofane Ngolum Sindiane te benn Ngolum dong la ku fi ñëw da nga xam ne benn Ngolum la kon nañ ko def benn dégg nga ko ñu mën a avancer. forage bañ fa yore ñàkk kan-kan ak mën-mën ngir jox ñëpp ndox mu doy ndax lu weesu Ngolum toll na ci yeneen juróom-ñetti dëkk yoo xamante ni moo leen di jox ndox tax ñuy sàkku ci ñu yokkal leen mbandu bi. Le forage qui est implanté est destiné au village Ngolum Mak. Vu la taille et le volume. mu ngeen xool suñu forage bi du yenu waaye xam na lu bopp attan forage bi ki ci nekk day pomper ba sonn waaye bu ñu toogee ba 1 heure wala 2 heures rek ndox mi daal di ñàkk ndaxte mband bi moom moo ndaw rax si dolli suñu forage bi lu toll ci yeneen juróom-ñetti dëkk tamit ci la ñu aaju ngir am ndox ñu ngi ñaan ci kilifa yi ñu dimbale ñu ngir ñu mën ñu yokkal mbandu gi ndax ñëpp di mën a am ndox. Aux autorités compétentes de nous aider à augmenter le volume, à augmenter la capacité. ñàkk courant ci dëkk ba tax na ba ñi nga xamante ni ñoo di ndongo daara yi di jàng ci école ba yor seen i ordinateur ci CM ba waaye mënuñ koy taal ndax ñàkk li leen di courant. suñu courant bi takk naaj def nañu lamp yi nañ ko contact mu takk. Le sel implanté là. ñàkk courant li ñu yóbbee sax mënoo leen ko xam xool CM bi ci biir am na ay ordinateur am na lépp waaye kenn mënu siy jàng kenn mënu koy jëfandikoo ndax ñàkk courant bu méttee métti nañu indil courant ci dëkk bi taalal ñu lamp yi loolu lañ gën a soxla jamono ji. Qui perdure dans notre village. ci fàttali ci doxu ñaxtu boobu nañu doon amal ñoom waa Ngolum boole nañ ci li leen métti yoon bu bëri ay kàmba ki pax dox seen diggante ak Guinguinéo ba tax ñuy sàkku ngir ñu defaraat ko ndax ñuy mën a amal seen i yëngu-yëngu ca nañ ko bëggee ak di dem ak i ñëw ci noflaay Ngolum Alassane Ba Walfadjri. jaajëf Alassane Ba ñu ngi lay sant di leen gërëm wax ci wàllu njàng mi ñi di waa FEDER daje nañu ak taskatu xibaar yi daay yëkkat seen i kaddu di xam ne année blanche kat mu ngi xeeñ ndax bu fekkente ne jànguñu ba weeru avril wi jeex nañu jàpp ne sikk sàkk mënta amatul lii di année blanche moom faw daañu dana am
yëkkati nañ nag seen i kàddu daal di ñaawlu taxawaayu nguur gi nga xam ne jamono ji dafa nekk ci ginnaaw yenn ci ay syndicats di leen pousser à ce que ñu lever ay mot d'ordre de grève te syndicats yu la daanaka tekki wu ñu dara li wéetoo daal bu ñu sukkandikoo ci Dame Mbodj moom xam ne la nga xam ne nii moom la ñuy sàkku fileeg amuñu si la nga xam moom la ñu bëgg xel xalaatul ci àdduna ñuy deltu ginnaaw ci seen grève bi lee Dame Mbodj ñu teewlu ko ci micro xandom tappale weesuwul nga xam ñiy grève nga baleen fi dem seeti ñeneen ñu grève ni leen kaay leen lever seen mot d'ordre loolu lépp nag Serigne Mbaye Thiam moo koy def ànd ci ak gouvernement bi. ñu toll nii lii ci am bu continuer moom musiba dina am ci réew mi président de la république nag ak ñun wuute nañ xalaat moom nee na bu ñu bëggee grève ba année blanche am nañ ci dem ñun bëgg ñoo dem ci année blanche waaye nag suñuy revendication aussi pare wuñ pour dellu ci ginnaaw kon nag li saafara mbir mi mooy ñu toog waxtaan ak liggéeykat yépp kuréelu jàngalekat yépp bu ko defee bu ñu ci waxtaanee ñu wut ay saafara li nga xam moom la ñuy kaas mooy nit ñu boddee ci ndàmpaay yi ñu dakkal ko parce que booy jiite réew da ngay yemale ñi nga xam ne yaa leen jiite kon liggéeykatu nguur gépp dañ leen a war a yemale. loolu la ñuy xaar ci gouvernement bi waaye du ay tappale ak nasaxal xelu sénégalais yi pour wax ni mot d'ordre levé nañ ko te ñay grève waxoo ak ñoom. fi mu toll nii presque dugg na ci ñeenti weer yu teg bu fekkente ni gaaw ñu wut ay saafara mën nañoo jëm ci année blanche ñun bu ñu sañoon année blanche du am waaye nag bu ñu gaawul dana am te bu ñu yaakaaree ni mën nañoo jaay doole ba organiser examen yi BFM baccalauréat CFE bi jaay doole nit ñi te njàngameeg njàngale mi élèves yi li ñu waroon a jàng ñu ko. parents d'élèves duñ ko nangu jàngalekat yi duñ ko nangu réew mi duñu ko nangu. mu wax lu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Dame Mbodj bokk ci FEDER Ajibo Dailahi muy wooteeb Seydina Limamou Laye Al Mahdiwu ñu ngi koy wëyal nañu jàpp ne kon démb la ñu ko dooroon ca Cambérène ñu fas yéene koy tëj ci ngoonu tey jile fële ca Yoff gannaaw ba nga xam ne nii ay jaar nañu ca Ngor ba noppi luy jëm nag ci appel boobe ak solo si nga xam ne am na ko soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké amal na ci ab taxaw seetlu. téeméer ak fanweer ak juróom-ñetteelu wootepp Seydina Limamou Laye Ajibo Dailahi Cambérène nag doxal na yoonam niki altine gi ñu génn foofee nga xamante ne fa la ñuy ubbee ñaari fan yi ñuy amal appel bi ñu bëri ci askan wi dañu fa dawoon wutali rawatina ñi nga xam ne ñoo di laayeen yi ci kanamu ñii di taalibe laayeen yi Maam Libaas Thiaw Laye ñëwaat na bu baax ci appel bi ak li ko tax a jóg li ko wundu nag bokk na ci Seydina Limamou Laye mooy Ajibo Dailahi moom mi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko fi yónni lépp nag ngir mu doxalaat diineb lislaam tàbbilaat ko ci xol yi ak xel yi gën a dëggal liggéeyu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Cambérène nag foofee nga xam ne fa la Seydina Issa Laye xalif bu njëkk ci Seydina Limamou Laye gannaaw ba mu làqoo foofee nag ñu bëri dañu doon amal ab waxtaan wu yaatu rawatina lu jëm ci at bile liñ ci waxtaanee mu di thème bi di diineb lislaam doon diine boo xam ne dafay yemale waaye itam taxaw ci digg bi lay def jëfee ko ci doxalinam programme bi tey bi bokk na ci Yoff foofee nga xamante ne fa la ñuy amalee yor-yoru appel bi Yoff nag fa la ñu denc Seydina Limamou Laye laayeen yi nag di fa amal ay ziar waaye itam ay ñaan ci xabroom ak xabru ya fa nekk yor-yor bi bu weesoo nag ñii di délégation gouvernementale bi dinañu janoo ak njabootu laayeen yi lépp nag jëmee ko ci cérémonie officielle bi boobu leen mbir sax moo war a dakkal téeméer ak fanweer ak juróom-ñetteelu appel bu Seydina Limamou Laye doon nag événement boo xam ne am na kawte lool ci diine bu lislaam. jërëjëf soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbise ak yéen ci xibaaru bitim réew yi nañ ci ànd ak soxna Fatou Bintou Diouf. ñaari téeméer ak juróomi fukki magistrat nag dañu tekki seen nombal tànk la ko waral nag dañ leen di joxoñ baaraamu tuuma wàllum guerre waaye tamit incompétence waaye tamit dugg ci li nga xam ne moom mooy corps magistrature te amuñu benn anam boo xam ne sàlloowul benn yoon ak i yoon ñoom nag teggi nañ seen niki démb seeni nombal tànk ci ab ordonnance rek ba ñu fësal lu toll nag ci téeméer ak juróom ñaari fukk ak ñeenti magistrat ñoom nag dañoo tekki seen ndombal tànk waaye juróom-ñaari fukk yi nag ñoom dañ leen aj yeneen nag fukk ak ñaar yi nag ñoom bu yàgg rek la ñu tekki seen ndombal tànk waaye RDC bu ñu sukkandikoo rek ci ay xibaar yu ñu rotal ci ay investigation lu toll ci ñeenti junni magistrat civil la am ak takk der yoo xam ne dañ leen recruter ci ay concours lañ leen recruter waaye nag bu ñu sukkandikoo yi tamit ci ay kuréel national ak international yi nga xam ne
dañuy xeex lépp loo xam ne moom mooy àq ak yelleefu doomu aadama yi saa su nekk rek ñoom dañ doon accuser justice bu Congo ni dañ nag doon ñoo xam ne ci kaw corruption rek la ñuy dundee. ci Armenie nag ay manifestation yu bëri nag nemmeeku nañ ko ci gox ak goxaatu réew mi niki ci talaata gi la nag waral li ni mel mooy bañ dañoo naroon tabb ki nga xam ne moom mooy Serge Sarkisian nekkoon njiitu réew ci biir réew mi ci poste bu élimaanu jëwriñ yi waaye tamit danañ ko jox ay pouvoir yu bëri ci biir réew mi moom nag njiital réew bu bees bi di Armen Sarkisian sax moom taxaw na ci kanamu askan wi waat nag li nga xam ne moom la naree yore réew mi semaine rek ba ñu weesu waaye tamit ki nga xam ne nag moom nar a nekk nag premier ministre ba lañ ko nar a dénk nag ci ay poste nag dana bëri waaye tamit lépp danañ ko teg ci ay réforme constitutionnelle yoo xam ne rek dañ ko voté woon ci atum 2015 Allemagne nag bu ñu sukkandikoo ci charte réew mi pouvoir exécutif ba nag moo ngi ci loxoy élimaanu jëwriñ yi opposition bi nag moom jàpp na ni li ni mel yëpp du dara lu dul rek jox gëdd ki nga xam ne moom mooy Serge Sarkisian bu ko defee rek mu samp nëndëm ci biir réew mi. doon na nag lu métti ci experts yi nga xam ne ñoom la ñu yebal foofee ci Syrie ngir rek ñu xool nan la ñuy def ba leeralal askan wi ci li nga xam ne moom mooy arme chimique yañu njort ni gouvernement bu Bachar Assad da ko utiliser woon ci juróom-ñaar fan ci weeru avril ba ñu weesu yaasee nag fu mu nekk nii nag duggagul ci Syrie ngir rek dañ ko téye ci frontière ba réew bu nag États-Unis joxoñ na baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñooy réew bu Syrie ndax jàpp na ni li undu nag li ni mel mooy dañuy fexe rek ba bu ñu am organisation bile bañ a yegg si biir réew mi ngir rek ñu bañ a xam lan moo tax ba ñu utiliser yooyee arme chimique waaye tamit ca wet ga nag réew bu Syrie nag xam le ne ni ki ëllëg rek dina permettre ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréel boobu di saytu lépp loo xam ne wàllum arme chimique la ñu mën a def seeni liggéey na mu gënee waaye nag teggi na tuuma yi ba mu set ni ñoom mësuñoo utiliser li nga xam ne moom mooy arme chimique ci guerre boobu nga xam ne ñoo ngi koy jànkonteel depuis 2011 ca Ghouta oriental. jërëjëf soxna Fatou Bintou Diouf ñu ngi lay sant di la gërëm. ci la ñuy tàbbise yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm ak coowal parrainage bi lëmbee géew politique bi Walf Quotidien xëy ci dalal professeur Ibrahima Fall njiital taxaw tem ne fu ñu toll tembe bu fekkee ne parrainage bi nguur gi da cee jublu ngir wàññi parti politique yi juum nañu Ibrahima Fall ne wàññi gi ni mel mënoon na am bu fekkee ne nguur gi jëfee na la tukkee woon ci assise nationale ya woon ci atum 2012 gi ñu weesu waaye ci jamono ji doon na lu jàmp lool ngir bëgg fee daganal parrainage professeur Ibrahima Fall njiital taxaw tem gis na opposition bi pareeguñu benn yoon ngir ànd ci doxalinu njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram leneen ci ay kàddoom ci biir yéene kaay bi di Walf Quotidien professeur Ibrahima Fall gis ne bu weesoo juróom-ñaari at ci boppu réew mi lii di conseil constitutionnel ci doxalinam daal dina xàllal yoon njiitu réew mi Macky Sall ngir mu amaat ñaari mandat yeneen ci diruk juróomi at benn bu ne lu aju ci tëjum kaso Khalifa Ababacar Sall professeur Ibrahima Fall àdduna ci jot naa ñaawlu li xew ci dossier gi ni mel Ibrahima Fall gis ne Khalifa Sall dañ koo xañ lii di mbalaanu kirlaayam te jotul teg tànkam ci assemblée nationale Ibrahima Fall fàttali ne keroog bi ko askan wi fale député keroog lañ ko waroon a génne ci kaso bi yóbbu ko ci assemblée nationale laata dara di xew njiital taxaw tem professeur Ibrahima Fall ne xool leen la xewoon ci tëjub kaso Kwame Nkrumah ci atum 1956 moom Kwame Nkrumah njiital CCP bokkoon na ci élection législative ya am ca ndam doon député waaye ci saasi lañ ko génnee ca kaso ba tey loolee amul ci dossier Khalifa Babacar Sall professeur Ibrahima Fall ay wax 24 heures ne ca Togo ga mu nekk fa la waxee moom njiitu réew mi Macky Sall jot naa dànkaafu ku jéeg politique bi ne politique bëre la te nañ ko rafetal njiitu réew mi Macky Sall ne dem ci lamb ji jóge fa di bàkku moo gën dem di bàkku leneen ci ay kàddoom ci biir yéene kaa bi di Zoom info njiitu réew mi Macky Sall ne parrainage bi lee baarewuñ ci kenn njiitu réew mi Macky Sall sàkku ci ku jéeg politique bi ngir ñu delloo siwaat xel yi ne ana ku bëgg a falu ci bopp réew mi téeméer bu neen ñu laaj la ci benn lim maanaam gooto kookee war naa noppal askan wi njiitu réew mi Macky Sall ne woote na waxtaan ne bu fekkee ne munta sotti daañu doxal majorité maanaam lu démocratie laaj ñu def ko las di ñu xamal ne tàngoon na jër démb ci assemblée nationale dënn ya jógoon nañ fa waaye kii di
di député Mamadou Lamine Diallo moo gësam pencum ndaw réew mi démb xamal député yi ne ci majorité yi ne num leen neexee ngeen di wote loi yi tegu leen ko ci yoon doon lu merloo député Seydou Diouf mi sàkku ci Mamadou Lamine Diallo ci saasi ngir mu deltu ginnaaw ci kàddoom yooyu le maître Djibril War dal di sàkku ci député Seydou Diouf ngir ñu génne Mamadou Lamine Diallo ci assemblée nationale député Bara Dolly Mbacké bu PDS ne xel xalaatu ko ne projet de loi gi ni mel warta jàll ci assemblée nationale yéen kaa bi di Les Échos ne ci diiru fukki waxtu waxtaane nañ ko fa waaye texte ba mujjee na jàll député Cheikh Bamba Dièye addu ca joxoñ baaraamu tuuma xamal Ismaïla Madior Fall ne yàq nga réew mi député Abdou Mbow jël fa kàddu xamal ku jég politique bi ne 23 juin ba woon wuute na lool ak 19 avril bi ñu jëm Abdou Mbow ne alxamis gi ñu jëm politiciens yi def seen métier politique ñoo ci fas yéene wone seen bopp Thierno Lo di kenn ci jegeñaale nguur gi ne àndul ci bile parrainage Diène Farba Sarr ne ku jég politique bi waxaleen dese ñu dem ci yéene kabi di direct info mi xëy di laajte ana lu wundu doxalinu Abdoulaye Baldé mi àndut ak parrainage te àndut ak doxum ñaxtu ku jég politique bi yéene kabi ne maire bu Ziguinchor Abdoulaye Baldé kenn xamul ana ban boor la féete ndax ci nguur gi la féeteem déet ana lan moo lalu ci doxalinam l'observateur xëy seq waxtaan gu yaatu ak Alioune Fall di conseiller politique bu njiitu réew mi Macky Sall daal dina joxe xalaatam ci parrainage bi ak doxum ñaxtu gañu ne moom la ku jég politique bi fas yéene amal keroog ci alxamis gi Alioune Fall ne bu fekkee ne askan wi génn nañu du doon parrainage leneen la ci ku jég politique bi bëgg a laxas bëgg a lëmal askan wi yéenekaay bi di Dakar Times xëy amal gëstu bu yaatu daal di amal sondage ngir natt askan wi seen gis-gis ci wàllu parrainage yéenekaay bi ne téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróom-ñaari doomi aadama ne ànd nañu ci ñu yemale li mu parti ci réew mi Dakar Times ne téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-ñeent ya ànd nañu ci parrainage yéenekaay bi di Walf Quotidien xëy jël vol wutali Koweït yéenekaay bi ne fa la jotee récépissem moom Karim Wade candidat PDS mujjee naa bindu ci liste électorale yi yéenekaay bi di L'Évidence ne Karim Wade moomee dellu siwaatam ci réew mi tàmbale naa leer gannaaw bu mu bindoo démb ci fichier électoral bi ca commission ba ne ca Koweït yéenekaay bi gis ne Karim Wade candidat PDS mun naa wut si Ndakaaru ngir bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm yéenekaay bi di Le Quotidien lu jëm ci yooyu la woote Malick Gakou njiital grand parti fas yéene ne ca dagaan baatu askan wi Malick Gakou ay kàddoom ci biir yéenekaay bi ne waxtu bu yàlla defee ëllëg mu jiite réewum Sénégal ne lii di démocratie ak njëgam dina ko jënd maanaam dina béy waaram ci luy suqali démocratie réew mi Malick Gakou ne saay bu faloo ëllëg ci bopp réew mi dina jëfe njuréef maanaam conclusion yi bawoo ci assise nationale ya woon leneen la mu jot a fàttali ci biir yéenekaay bi moom Malick Gakou ne 7% ci wàllu taux de croissance bi nguurug Macky Sall di bàkkoo ci jamono ji te moo ne de ci atum 2003 jàpp 2004 nguurug Abdoulaye Wade ga woon yeggoon na fa Zoom info xëy wutali dëkkub Seydina Maam Limaamu Laay xëy jox kaddu Seydina Issa Laay mi mettit lu lool faat bakkan gi ñuy faat tu tànk yi Seydina Issa Laay gis ne ndol gu metti gi moo ko waral ana lu waral mu soobu ci jihadis ana lu waral mu fekki waa Boko Haram ana fu mu jaar moom Abdoul Aziz Dia ñu gën koo xam ci Abou Zouber ma ngay nettali jaar-jaaram étudiant la woon ci wàllu géographie ca université Cheikh Anta Diop ne fa la bawoo jël autobus boo wutali waa Boko Haram Vox Populi ne lu aju ci procès imam Alioune Badara Ndao daal dinañu sàkku ci colonel Diack bu section de recherche ak commissaire Diop bu dig ba ci général Guèye Semga ñoom ñaar ngir ñu leeral ni enquête bi bindoo Cheikh Béthio Thioune jiital cantakun yi ci biir yéenekaay bi di Le Soleil Cheikh Béthio Thioune daal di leeral ne du ab cheikh leneen la mu leeral ci biir yéenekaay bi moom Cheikh Béthio Thioune ne yàlla may na ko juróomi soxna ne am na lu tolloog fanweeri bant ak benn yéenekaay bi di Stades xëy di ñu dektal gaynde yi ku mel ni Kara Mbodj ak gaañu-gaañu ga mu am ci oom Roger Mendy àdduna ci bu fekkee ne Neymar wér na ba bokk ci coupe du monde gi ñu jëm kon su booba Kara Mbodj mun na cee bokk leneen ci ay kàddoom moom Roger Mendy ne bu fekkee ne munta sotti kii di Cheikh Sidi Ba mun naa doon plan B bu Kara Mbodj maanaam mun na ko wutu ci équipe nationale ganuk yéenekaay bi di suñu lamb di Balla Gaye 1 ma ngay dànkaafu Boy Niang 2 ne balaa dara di aj Elton na bëreek Elton ba noppi laata Balla Gaye 2 leneen ci ay kàddoom moom Balla Gaye 1 xamle ne kii di Ama Baldé war naa mun a bëreek Gris Bordeaux suñu lamb ne waaye combat gi doxoon ci diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux Balla Gaye 1 wax na ci ne ci wàllu xarfa fuufa kii di Gris Bordeaux dafa jekk woon lool Balla Gaye 2 jërëjëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Guèye mi fare woon ci xarale gi réalisation soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba kon mbokk yi yëndoog jàmm